asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci ànd beeg ñun ci ITV di leen dalal jàmm ci xibaar yi ñeel élection locale yi. ñu koy door ak actu campagne mu ñuy xabaar li nga xam ne moom mooy campagne bi ni muy ko doxalee ci Sénégal nga këpp ci Ndakaaru ak i gox yu bëri ci réew mi ndax xam ngeen ne fu ne waxtu wi kon gaañ yi ñu ngi ci campagne bi. ginnaaw gi nag liñ ci nemmeeku mooy fitna gi nga xam ne mu ngi jolli ci élection locale yi rawatina ci campagne bile ñu koy nemmeeku ci diwaanu Ndakaaru capitale bu Sénégal ndax xam ngeen ne këru Pape Diop njiitu Bokk Gis-Gis dañ ko song moom sax daal dina fësal ab plainte ngir rek leeraange daal ci am ci diwaanu Kaolack lu ni mel lañ fa nemmeeku koo xam ne dañ ko agressé procureur ubbi na ci l'enquête ci Mbàkke tamit ay jàppante yu tar daanaka foofee lañ ko daal di nemmeeku ak i gox yu bëri ci Sénégal fitna gi nga xam ne kon ñu ngi ko doon jottu di ñaan mu bañ a am ci élection yi kon mu mel ni loolu kon dañ koy nemmeeku ci campagne bi ba tax kon ñuy ñaaxaat ñi nga xam ne ñoom ñoo sëg géopolitique yi ñoom ñëpp ñu woote jàmm dox jàmm ndax nag jàmm moom ci la lépp xaaj. candidat bu coalition Yewwi Askan Wi Barthélémy Dias moom jot na fësal démb programme am dippee ko Dakar bi ñu bokk programme bi nag ñu ngi ko lal ci juróom-benn ponk bokk na ci wàllu njàng mi ak njàngale mi bokk na ci wàllu wér-gu-yaram bokk ci wàllu koom-koom ak nekkinu askan wi lépp kon rawatina tàggatu gi jot na ko fësal moom Barthélémy Dias jot na wax ci budget bu maire bu Ndakaaru ak caisse d'avance bi loolu lépp di ay ponk yoo xam ne jot na ko fësal ci kanamu ay naataangoom ak ñi nga xam ne ay farandoom lañu samp ko ci bopp maire bu Ndakaaru ngir mu doon seen mbër loolu lépp dañ ci ànd ak ay leeral ak sunu ndaw mi ngi toppal Barthélémy Dias saa su nekk Ami Diouf. ci xumbute bi ala candidat wu Yewwi Askan Wi pour mairie bu Dakar fësale li nga xam ne moo di programme am bi ñu duppee Dakar bi ñu bokk mu doon programme boo xam ne da koo tënk ci juróom-benn poñ. C'est d'abord Dakar ville santé. Dakar bu ñu bokk nekk na programme boo xam ne si dañ ko bëgg a samp fii nga xam ne mooy capitale bi li mbëbëtam mooy ñëpp daal di dund ci jàmm en vivre ensemble lii nekk na suñu mbëbët ci élection locale yi. Je vais parler de Dakar ville sportive. ci ñaareelu pàcc bi lii di wër gi yaram gën cee fës lool di diggee ne dina yëkkatiwaat li nga xam ne moo di plateau médical bi. Alors l'axe 2 Dakar ville santé. Objectif stratégique c'est de rehausser le plateau. ci wàllum wérgu yaram dinañ tabax benn l'hôpital foofu nga xam ni mooy Parcelles Assainies li bokk na ci proposition bu njëkk proposition bi ci topp tamit nekk l'hôpital bi nga xam ni bëgg nañ kaa samp ci fii nga xam ni mooy Grand Yoff bu mujjeel bi nag boo xam ne ci mooy ñetteel bi mooy teg benn centre d'imagerie li dina permettre ñi nga xam ne mooy askan bi ñu gën a jege ak li nga xam ni mooy fu ñuy fajoo. Le pédiatrie et le santé infantile à Grand Yoff. li jëm ci lebum xaalis bi nga xam ne mairie bu Dakar da ko soxla Barthélémy Dias di xam le ni dina ko delloosi saa yuñ ko falee. Le fameux emprunt obligataire lancé par Khalifa Sall de 23 milliards sera réactualisé. emprunt obligataire bi nga xam ni ku nekkoon mairie Dakar moo ko def di Khalifa Sall toll ci 23 milliards suñu koppar lool dinañ ko rétablir te ki nga xam ni mooy njiiti réew mi dina d'accord ci li nu mel ndaxte moom dañ ko teg pour mu doxal suñu réew. Parce que lui-même est un administré de Dakar. bu ñu sukkandikoo ci Barthélémy Dias budget bu mairie bu Dakar ëpp na li nga xam ne moom la ñu fësal. La mairie de Dakar ne peut pas depuis 10 ans rester au même budget de 50 milliards, c'est pas possible. La vie elle évolue. daam loo xam ne si dama ko bëgg a leeral mooy budget bi nga xam ne mooy mairie Dakar tolluwul ci 50 milliards suñu koppar budget mairie Dakar dem na ci 80 ba ci 100 milliards loolu lu ñu war a leeral la te bu leen tiit suñ toogee ci li nga xam ne mooy fauteuil maire bi lii lépp dina leer. Et 10 ans plus tard rester à 50 milliards de budget c'est pas possible. Donc le problème
nous le connaissons et nous allons crever l'abcès à ce niveau. soppi li nga xam ne moo di dundin wi defaraat marché yi yaatal mbedd yi ak trottoir yi bokk na ci juróom benn poñ yi nga xam ne Barthélémy Dias fësal na ko ci programme am waaye mi ngi digge ne buñ ko falee Dakar dina amaat xarkanam bi mu yoroon. Ami Diouf jërëjëf ginnaaw gi ñu dem ci beneen candidat Soham Wardini bëgg wutu boppam ci bopp mairie bu Ndakaaru moom tamit ma nga woon ca Jëppal foofee nag ànd ak i farandoom amal caravane doxantu ak nemmeeku ci askanuk Jëppal foofu la fësal tamit moom bëgg-bëggam woo ñëpp ngir ñu dem woteel ko 23 janvier atum 2022 ngir mu mën a toogaat ci bopp mairie bu Ndakaaru loolu daal en tout cas mooy bëgg-bëggam te jot na ko fësal ñu ànd ci leeral ak Khadija Ndar Diouf reportage. mbumbaay bi bëri fi lool partisan yi yor seen sifflet sabar yi di jolli góor ak jigéen génn ci seeni kër ngir seetaan si lii di caravane ñii di ñoñu candidat mairie bu Ndakaaru bi yor seeni banderole pancarte affiche ak t-shirt yi nga xam ni seen xar kanamu leader bii di Soham El Wardini moo ci nekk. fii ci Jëppal Derklé ñaari candidat yi bokk ci coalition buntu bi di Ndeye Marie Ndiaye ak Soham El Wardini dig nañ lii di population bi nekk fii ci Jëppal ëllëg bu neex. xam nga fi nga jëm ak xam nga li la war ci Dakar waaye kon ku mel ni yow man su ma ko amee mu nekkal ma fii Jëppal man ma nekk ville de Dakar. yaakaar naa ne dinañ defar Jëppal ak Dakar ba nga xam ne dina nekk ville bu rafet bu set boo xam ne ku ci nekk boo gisee da nga ne jigéen ñi daal ñoo mun góor ñi te ñun loolu mooy suñu objectif vraiment liggéey ba ñu reconnaître ne nous on a fait un bon travail ci loolu la ñu nekk. ngir am confiance su seeni ñooñ candidatu mairie mu Ndakaaru bii fàttewul benn yoon ñëwaat ci lii di programme am. aide mooy nga feebar war a dem faju ji ñu defal la facture defal la prise en charge nga dem faju ci hôpital te doo fay dara yooyu yëpp ci yu aide yu ñuy def la bourse yi ni ma ko waxee def nañ ci loo xam ne mat na 2 milliards entre école de formation yi nekk fii Sénégal ak yi nga xam ne mu ngi bitim réew bourse à l'étranger xam ngeen ni itam école yi ñu ngi koy defaraat CM yëpp ñi ngi nekk en réparation ñi ngi defar école yi kon loolu yëpp buñ ko defee loolu ci social bi la xale yi nga xam ne nag amuñu bac seen jàng soriwul ñu defal leen ay permis de conduire 1500 à 2000 jeunes ñu ngi leen di former pour ñu am permis ndax boo amee permis lu mu bon da nga mën a liggéey dara. gannaaw ba mu tàmbalee ak campagne am Sacré-Cœur Ouakam Rebeuss di wër leader yi nekk ci coalition buntu bi nekk ci gox bu nekk Soham El Wardini moo ngi mujjee fii ci Jëppal. candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar moom Abdoulaye Diouf Sarr ma nga woon ci HLM ak la ko wër di wëyal doxu mbokk yi di wëyal nemmeeku mi amal ci Ndakaaru capitale bu Sénégal moom nag jot na fa waxtaan ak ki nga xam ne moo fa teewal Benno Bokk Yaakaar wax seen bëgg-bëgg rawatina kon parc sportif boo xam ne nee nañu bëgg nañ ko samp ci HLM ak tamit yeneen ponk yoo xam ne daal jàpp nañu ni dina yitteel lool askanuk HLM. Abdoulaye Diouf Sarr candidat Benno Bokk Yaakaar ci mairie bu Ndakaaru moom tamit amal nay doxantu yu bëri ci ay xàll démb ci Ndakaaru capitale bu Sénégal ñu ànd ci leeral ak Mame Seynabou Ba bu reportage. campagne électorale bi ci woy candidat yi nekk di xeex ci terrain bi ci juróomeelu journée bu campagne bi candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar bu ñu investir ci ville bu Dakar wër na HLM xumbaay bi nag nemmeeku nañ ko fi. Diouf Sarr di ñëw ci programme am bu commune bu HLM bés buñ ko falee. donc ci sama projet Dakar bu bees HLM li ko concerné daf ci bëri modernisation wu parcours sportif wu HLM bi mi ngi ci biir. les terrains gazonnés synthétiques multifonctionnels ñu ngi ci biir mais aussi poste de santé ak centre de santé yi nekk HLM yëpp dañ fa nangu def liggéey bu am solo ba population HLM yi gis seen bopp. les personnes du troisième âge aussi mag ñi aussi il faut ñu jàppale leen parce que HLM cité bu yàgg la ñu ci bëri ñoo xamante ne am nañ leen fi kër yegg nañ léegi à la retraite
il faut que ñu jàppale leen effectivement si ay projets yu mel ni les médecins de quartier ñu fekk leen seen kër yi leen assister au plan médical. actuel maire sortant bu commune HLM moo ngi dalal seen xelu candidat Ababacar Sadikh Seck nag jàpp na ni dañu fas yéene am ndam bu keroogee ci ngoonu 23 janvier 2022. ñoo fi mën nag kooku moom ñeme naa ko wax weddi moom gis bokku ci mbedd baa ngi noonu may nañ ku nekk mu dugg suñu bilan baax na gëm nañ ko ki ñu àndal jëm ville de Dakar itam bilan baax na donc ñaari bilan yu baax nag ci école diplôme rek la diplôme bi mooy lan jox ñu mairie HLM jox ko mairie Dakar ñu ànd defar Dakar. Diouf Sarr di wax Dakar bu bees waaye concurrent bi di woote ci Dakar bi ñu bokk candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar jàpp na ni présenter ab bilan moo gën ñuy wax waxi programme. waaw Dakar bu ñu bokk mën nañ ko lancer mais yaakaar naa ne bilan lañ doon xaar parce que ñoom ñoo yor Dakar depuis 12 ans. bilan day moo gënoon jekk programme parce que booy def programme di projeté wu da ngay xool déjà li nga fi def lan la parce que ñoom ñëpp dañoo am responsabilité bu am solo par rapport à ça donc xam naa population yi Dakar waay nañ leen wax loolu neen saa waay indi leen bilan balaa ngeen di indil projet. wóolu na boppam te jàpp na ni moom mooy profil bu gën ngir mën a jiite ville bu Dakar. ginnaaw actu campagne ñu dal ci nataalu candidat yi tey ñu ngi jëm nag fële ca Parcelles Assainies nag xam ngeen ni lu toll ci fukk ak ñaari liste ñoo sampee ku nekk si ñoom teg sa gët ci fauteuil Moussa Sy bii nga xam ne moom tam dafa bëgg wootewu boppam ci boobule fauteuil ndax moom moo nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ci commune bu Parcelles Assainies nag bokk ci commune yi nga xam ne ñoo gën a mag ci 19 communes yu Ndakaaru yi bokk tamit ci commune yi nga xam ne ñoo gën a bëri nit macha allah ci commune bi foofu tam askan wi li nga xam ne kon mooy seen bëgg-bëgg jot nañ ko fësal nataalu candidat yi ci Parcelles Assainies ñu ànd ci leeral ak Mamadou Dieng. ñaar fukki quartier la commune bu Parcelles Assainies ëmb ñu leen di wooyee ay unité bi ci gën a yaatu di unité 23 ñu gën ko xam ci HLM Grand Médine unité 17 moo ci topp Parcelles Assainies yaatuwaayam toll ci ñeenti kilomètres carrés Golf Sud féete ko penku Grand Médine Patte d'Oie Nord Foire ak Yoff féete ko sow bët Saalum route des Niayes bët Gànnaar Cambérène 1996 la Parcelles Assainies doon commune ki fa njëkk doon maire di docteur Mohamed Tete Diédhiou bu parti socialiste mu toog ci boppu mairie bi ba 2001 Mbaye Ndiaye nekkoon parti démocratique sénégalais ca jamono yooyee moo ko wutu 2002 ba 2009 laata Moussa Sy di ko jëlee ci boppu mairie Parcelles Assainies 2009 ba nëgëni Moussa Sy di ko njaxlaf ci politique ci mairie Parcelles Assainies mu jot fa doon employé laata muy doon maire commune bi ci atum 2009 gannaaw ba nga xam ne moom mi Moussa Sy moo amoon xalaatu loi 09 2001 wundu ay délégation spéciale ci conseils régionaux yi municipaux yeeg ruraux yi ngir jeexal doole ji parti socialiste amoon ci gox-goxaat yi loolu waral moom Moussa Sy mu wutu Mbaye Ndiaye ci boppu mairie bu Parcelles Assainies askan wa tollantil ko beneen mandat 2014 mu bootu ci gannaaw Benno Bokk Yaakaar di wut ñetteelu mandat waaye Mamadou Wane bu parti socialiste fasu ko yéene xalal yoon ndax moom it samp na ndëndëm ngir jël mairie bi Mamadou Wane jàngee diggante Sénégal ak Canada amay lijaasa yu fasantikoo bachelor en sciences politiques certificat en relations publiques master en médias et communication master business administration ak maîtrise en gestion des organisations ci ndawam Mamadou Wane di ko teel soobu ci ay mouvement associatif ci politique jamono yi muy secrétaire national à la vie politique bu parti socialiste nekk membre bureau politique bu secrétaire exécutif national 2014 ba léegi Mamadou Wane di premier adjoint bu Moussa Sy mi muy bëgg a wuutu nekk itam conseiller municipal ca ville bu Dakar naka noonu conseiller technique ca ministère de l'eau et de l'assainissement depuis 2009 Mamadou Wane am lu ëpp fanweeri atu expérience ci association ak politique moom mu ne daf ko bëgg a sotti ci commune bu Parcelles Assainies ngir suqali gox bi li ni mel tax mu lal programme bu mu tënk ci fukk ak ñaari poñ ñoom ñaar ñu jongante itam ak yeneeni fukki candidat muy Ibrahima Diop bu bokk gis-gis Ousmane Diagne candidat defar sa gox Madou Fall bu parti Espoir et du Progrès Mamadou Gueye bu coalition Gëm sa bopp Moustapha Kane di candidat bu Sénégal Horizon 2035 Pape Kory Faye bu liggéeykat yi Koumba Souna Dieng di mbëru coalition Wallu Sénégal Moussa Gaye bu PCR caabi yi Seydou Guissé Sall bu coalition ànd nawle ak Aboubacar Jamil Sané bu Yewwi Askan Wi ñuy fukk ak ñaari candidat yu jongante kon ku ne bëgg am ndam li ngoonu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier toog ci boppu Parcelles Assainies di benn ci fukk ak juróom-ñeenti communes yu Dakar budget mairie bi weesu 3 milliards
ci sunu ay koppar. Mamadou Dieng jërëjëf ginnaaw gi kon ñu dalal sunu expert comme ni ñu koy defee saa su nekk jëm ci sartu doxalin wi ànd ci ak Babacar Fall bu GRADEC. Babacar Fall ñëw ak ñun ci ponk yoo xam ne dañuy gindi waaye nag leeral ñu ci li nga xam ne moom mooy élection yi ni ñu koy doxalee ak li nga xamante ne moo ci war lépp ñu teewli kàddoom Babacar Fall secrétaire général bu GRADEC. waaw comme ni ñu ko waxee campagne électorale dafa nekk loo xam ne nii lu war a am la saa yu jubee ci élection. bu dee élection locale maanaam élection municipale ak départementale campagne électorale bi loi bi dafa war a wax ni fukki fan ak juróom lay am avant laata ñuy voter mais loolu tekkiwul ne fukki fan ak juróom lay durer maanaam fukki fan ak ñeent lay doon campagne bi fukkeelu fan ak juróom bi dañ koy woowee ci jargon électoral silence électoral bis boobu kenn du ci def dara donc bu ñu xoolee ci xayma campagne bi mi ngi démarrer le 8 à partir de 0 heure daanaka dañuy dugg donc ci samedi le 8 day dem ba àjjuma le 21 à partir de minuit ci lay arrêté loolu mooy fukki fan ak ñeent yi maintenant nag campagne bi li koy régir mooy bu fekkee ne da nga nekk campagne bu leen war nga mën a def ay affiche yoo xam ne da nga koy def am béréb yoo xam ne dafa am moom la ñuy jagle pour affiche yooyu donc boo demee commune bu nekk maire bi dafay jël maanaam arrêté daan nekkat place sangam fii war nañ fi affiché place sangam war nañ fi affiché dafay def sax des fois ay tableau yoo xam ne nii foofu la ñuy war a affiché donc mbiru affichage bi dañ ko réglementé beneen bi mooy candidat bi mën na def li ñuy wax ay maanaam circulaire de propagande ñu koy tudde profession de foi mais loolu bu ko bindee loolu dañ koy wax dafa am lu ñuy wax formalité dépôt légal c'est-à-dire que bu ko bindee daf koy yóbbu direction générale des élections jébbal leen ko ñoom ñu xool ndax texte bi amul dara loo xam ne par exemple mën na yee fitna wala loo xam ne par exemple dafay maanaam wax ay mbiru waaso yu demee noonu bu fekkee document bi xool nañ ko ba ne baax na ñu imprimer la ko yow bu ko defee document de propagande boobu nga koy yóbbu di ko joxe ci say meeting ak yu demee noonu ak sa caravane yi ngay def benn mbir bi mooy comme xam ni ma ko waxee campagne électorale nekkul loo xam ne ni maanaam télévision yi ak yooyu dañ koy couvrir comme ni muy amee présidentielle ak législative waaye nag rajo yi mën nañu interviewer ay candidat woo candidat bi mu wax programme ak yu demee noonu ñu jàllale ko waaye nag loolu bu ñu ko def dañ ko war a def ci yamale moom maanaam waruñu def ci mu fës keneen ki ñu néewal ko yow bu fekkee da nga nekk candidat nga gis ne maanaam presse bi dafa xaw a jeng maanaam beneen candidat la gën a favoriser bu boobaa yow mën nga def plainte déposer ko li ñuy wax cour d'appel la cour d'appel bu dee fii Dakar moom mooy la cour d'appel qui est compétente pour lépp loo xam ne dafa jëm ci contentieux ci wàllu campagne électorale ñoom ñoo koy traité bu ko defee bu fekkee yow da ngay jàpp ne dañu la léser waa cour d'appel dañuy jël dogal immédiatement pour dellool la ci sa droit te dogal bi nga xam ne cour d'appel mu ngi koy jël dafa nekk dogal boo xam ne maanaam loolu kenn mënu ci def beneen appel maanaam nga attaqué ko devant cour suprême wala yooyu dogal la boo xam ne bu ko xasee ba jël maanaam yow dafay imposer wu ci candidat bi maanaam loolu aussi dafa nekk loo xam ne moo mandargaal campagne électorale bi ci mujj nag mooy bisu élection dañu tere képp koo xam ne candidat nga wala nga ngay citoyen ci bisu élection bi ngay distribuer ay documents de propagande yu mel ni bulletin de vote yi pour maanaam xamal sa couleur u candidat ak yooyu ci béréb bi nga xam ne moom la ñuy voté waruloo ko joxe loolu bu fekkee da nga ko def bu ñu la jàppee am na daan yoo xam ne dinañ la ko teg te daan yooyu prévoir nañ ko ci code électoral bi. Babacar jërëjëf gërëm nañ leen mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV kon loolee moo nekkoon seen xabaaru campagne yi électorale jëm ci élection locale yi 23 janvier 2022 ñu gërëm ñëpp sant ñëpp ñi ci jàpp ba lépp yemb jox leen kon dig daje ëllëg ginnaaw xabaaru 19h45 yi ci beneen xibaar ñeel campagne bi jërë ngeen jëf.